doy na ma wax dëgg yàlla te parce que gis naa ci moom loo xamante ni wax dëgg yàlla gisuma ko ci kenn kon nag ngeen gën a góorgóorlu jàppale ko mu nekk loo xamante ni maanaam du nekk ay caaxaan du nekk ay foofu fulla la ak fayda ak jom ak yar waaw kon Mamadou xam naa comme temps bi guddul ñu bàyyi la rek nga sante ak ñoom ñu daal di yëbeeku jërëjëf ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen masawu coono ndax xam na ni jot bëriwul te temps bi tamit bëriwul bu ngeen tëjee seen i kër taxaw fii di ñu teeru mënuñu lu di ci kontaan di leen sant di leen bàyyi ak yàlla suñu borom yàlla na leen fay. ñu ñëw fii nag seet si suñu naataango suñu nawle di Malick Gassama ak Lamine Diop mi toog ñuy ay nit yu am pas-pas yu jàmbaare yu nit ñi jox dégg-dégg jox leen nopp jox leen lépp ndax seen taxawaay ci dëkk bi ak ci askan wi. moo tax tey jii gëti leen jëm parce que dañu fa parrainé benn final boobu sax waa dëkk bi bokkoon nañ ci waaye yàlla def na Njaay Coro ak gëti ñoo koy finalu kon nag muy sotti ci ak def ci la ndax yaakaar na ni gox bi yëpp benn la. Njaay bu mi nag duñu fi gan yaakaar naa bii mooy ñaar wala ñetteel bi yoon ñu fiy ñëw xale yi defoon nañ fi manifestation ci ginnaaw étudiants yi ak élèves yi tudde ñu ko ñu ñëw ànd ak ñoom ak ay teraanga organisé woon nañ fi aussi tournoi football ñoom ñi ma njëkk a tegal coupe fii ci zone bi ñoom ci lañ bokk kon am na fu ma leen teg loolu nag nuyoo la rek te lii ñu jëm di ay élection locale dama bëgg ñëpp ñu yeewu ci da ngeen war a xàmmee ñi ñëw pour nax leen ak ñi ñëw pour ànd ak yéen liggéey ñun ñooy candidat wàllu Sénégal bi nga xamante ni si PDS moom moo ko jiite ak ay naataangoom ñun lañu samp ci commune Ndande pour ñu mën fee taxaw dellu ak ci urne yi jongante ak ñi fi nekk pour jële leen fi ndax liggéey commune bi ndaxte commune bi fi mu toll ku ci nekk da ngaa war a gis sa bopp ci nin koy doxale waaye gis ngeen ni yéen a ngi ci projet yu bari waaye maire bi daf leen cee seetaan man xam naa ci dara ndax yéen a ngi fekk projet bu mag ay forage di ko fi bënn di ci liggéey seeni doom ak seeni jarbaat di cotiser te musuñoo gis benn yoon ñu taxaw jàppale leen ci loolu te loolu jàpp nañ ni ku leen bëgg a jàppale du ñëw fii di leen may ay 1000 francs ki 2000 lan leen mën a jàppale mooy seen soxla lan la mu taxaw ci faj ko ndaxte jàpp nañ ni fii ku ci nekk gor nga la ngay dugal sa gémmiñ yaa koy liggéeyal sa bopp kon du loolu mooy jëmale dëkk bi kanam lii jëmale dëkk bi kanam mooy doomu dëkk bi nañ leen déglu ànd ak ñoom jiital leen ñoom ñu nekk fa di xeexal seen dëkk lépp lu war a ñëw fii ñoom ñu xeex ko indi man loolu laay àndeek ñëpp ba tax na damay delluwaat di leen tàllal sama loxo di leen ñaanal di leen wax ni tey dama fee ñëw rek pour nuyu leen mais dinaa fi ñëwaat ñëw ba nga xamante ni si dëkk bi yëpp lañ dajale fii ñu toog saafonte waxtaan ñu déglu leen ñu xam seen i jafe-jafe bu ko defee buñ ci jógee ñu mën a xam nan lañ ciy taxawee pour saafara loolu. duñu leen dig dara nag ndax ñun duñu kuy digee parce que digee baaxul parce que boo diggee nit rek boo ko deful demaat fa dina jafe li nu man rek mooy jafe-jafe ba nga xamante ni si egsi na ci ñun jafe-jafe bu egsi ci ñun lépp luñ ci man pour mu saafaraw dinañ ko def taxawaay buñ ci war a am dinañ ca taxaw ànd koog doomu dëkk bi dem wuti ko indi ndax lépp ay pexe la te pexe yaa nga fi xel maa nga fi relation yaa nga fi te yéen a jaa nga fi te yéen a mooy lépp kon nag duñu guddal ñi ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf merci. seen sant di leen balu àq di leen baal àq di wax di Malick Gassama moom lu jëmee dëkk bi kanam rek lay xool waaye jëmaliwu ko ginnaaw waa di la wax ni sama doom baay leen rek lan soxla muy kaas bi kuñ ci jàppale ak école bi kuñ ko miireel ak ku ci indi ndox loolu leen soxla ñun waa Njaay bu
ci délégation boobu ñu mën ci lim le président de la zone de Ndande monsieur Ibrahima Mbaye waaye ak tamit le président sortant aussi di xaritu Mamadou Gueye Raay de monsieur Chérif Ndiaye moom tamit ñëw teew ci délégation bi ak mbokkam ak am di jàmm yi nga xamante ni ñoom ñëpp ñoo jigéen Ndande ñëw teew ci délégation bi ñëw teew fii ci Guetira tey xam naa ni mënuñu lim délégation bi yëpp ndax dañuy guddi waaye dañuy jël ci bopp bi rek su ko defee ñu man ko ci ñu mën a yóbbaale ñi ci des waaye tamit suñu frère Amadou Ba nekk membre ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def waaye aussi nekkal fi gëm sa bopp waaye tamit ñu gis ci suñu mag suñu frère maam Alaaji Kan moom itam ñëw teew ci délégation bi kon ci tënk bu weesoo ay mbokkam suñu grand Maguette Gueye bi nga xam ni moom tamit ñëw na teew ci délégation bi ak ñoom Amar ñoom ñëpp ñëw nañu teew tey fii ci Guetira ngir gunge seen rak gunge seen frère ki nga xamante ni moo di Mamadou Gueye Raay ci bés bu mag bi ñu ko tuddee bés bi nag dañ ciy delloo njukkal waa Guetira ndax ca bopp ba ñu mën ca jiital Habib Diouf ak Massamba Diop ñooñu nekk ay jeunes yoo nga xam ni jeunes yu am taxawaay lañ fii ci Guetira waaye tamit ci biir commune Ndande ñu joxante loxo ànd ak Mamadou Gueye Raay fas yéene ko jàppale. kon dama doon ubbi rek doon jox Mamadou Gueye dama doon ubbi rek pour wax délégation bi nga xamante ni moom moo ànd ak Mamadou Gueye Raay waaye tamit suñu jigéen Awa Mbuub ak Ndeye Absa Sow aussi ñoom ñëpp ñu ngi ci délégation bi kon bala ñuy guddal dañuy jox gunge ci seen frère Mamadou Gueye Raay waaye aussi ñoom Baye Thierno Pape Gueye ñoom Medoune ak Serigne Baye Cheikh Dramé di sëtu Alaaji Thierno Dramé ca Andoulaye moom tamit di wëllëre Mamadou Gueye Raay moom aussi ñëw na teew ànd ci délégation bi comme guddi na ndax dañu prévoir oon jox ki nga xam ne moo di Baye Malick Ngom ak Awa Mboup waaye yaakaar naa ne guddi na dañuy jox rek comme ni ko Massamba waxee Habib Diouf su ko defee mu wax ci turu jeunesse su Guetira ak ci turu Guetira yëpp waaye laata boobu ndax képp ko nga xamante ne da ngay wax sport fii ci commune Ndande le président Ibrahima Mbaye dafa am wàll bu am solo bu mu ciy jiite moom itam muy def liggéey bu am solo ca Ndande comme ni mu remplacé suñu frère Chérif Ndiaye Ibrahima nag du ñu ñëw ci sport mu ànd ak ñun ci délégation bi te joxuñu ko mu sànni ci ay kàddu defal leen benn sensibilisation ndax sport dafay boole sport dafay dajale kon le président Ibrahima Mbaye ñu jox la kàddu gi nga sànni ci ay kàddu. ñu ngi leen di nuyu ku fi nekk ci sa tur ak sa sant di commencer nuyoo bi ci monsieur le maire Mamadou Gueye ak délégation bi nga xamante ni moom la àndal ñu ràññee ci Baye Malick ak suñu tonton je pense que bisu tay bi dafay nekk bis bu nga xamante ni bu am solo la ndax bu ñu organiser activité bu mel ni Guetira muy final bu am solo yàlla def final bi ñu joué ko ci jàmm ci fair play équipe bi nga xamante ni gagné na ko ñu ngi koy wax félicitation di encourager équipe bi nga xamante ni moom lañ gagné. parce que ci jeu moo mel noonu il faut que mu am un vainqueur et un vaincu mais je pense que aussi li ci am solo mooy esprit de fair play bi di féliciter aussi Massamba ak équipe bi mu àndal yëpp parce que gis nañ liggéey bu am solo bi nga xamante ni mi ngi koy def au niveau de Guetira donc ñu ngi koy féliciter di ko ñaanal ñu continuer ci lancer bi xam ni sport moo mel nii xam ni lii lañ soxla jeunes yi nga xamante ni ñi ngi liggéey boole ko ci fair play joxante seen loxo. donc du ma terminer parce que guddi na ba pare ca du ma remercier le parrain monsieur Mamadou Gueye parce que yaakaar naa ni c'est pas la première fois ñu ànd ci activité bu mel nii mu koy defal la jeunesse. yaakaar naa ne tey mënoon naa toog fi xaar ko bu ñëwee ma dalal ko parce que su ma yoree kay le président de la zone ci commune bi donc yaakaar naa ñii ñëpp sama njaboot lañ kon suñu àndee mi ngi mel ni mënoon naa ko xaar mu ñëw ma dalal ko
mais yàlla dafa def ma ànd ak moom ci délégation bi pour wax ko ni ko fépp fu nga xamante ni dañu fay dawal ballon ñun le devoir daf ñuy woo ñu dem ànd ak moom foofu noonu parce que loolu moo ñu war. mais aujourd'hui dañu gis mu liggéey bu am solo dans la commune de Ndande parce que mi ngi jàppale les jeunes di teg ay final di jël ay moyens yu am solo di ko def seen loxo ca loolu su ko dee def dafay jar aussi ñu teg ci baaraam féliciter ko ci parce que yaakaar naa ni loolu aussi jeune la mais jeune la bu dynamique bu nga xamante ni mi ngi liggéey au service de la communauté te dafay jar aussi ñu remercier ko ci loolu jaajëfal ko ci xam naa ni bëgguma guddal mais juste rek ñu ngi koy remercier aussi du ñu lim délégation mais gis nañ délégation bu am solo bi mu àndal mais ñi ngi wax ni délégation bi yëpp ñu ngi leen di féliciter di ko teg ci loxol aas mu jàllale ko ci délégation bépp merci beaucoup ba beneen yoon. ci soulever parce que yaakaar naa ni Gatirat ak ñi ko wër ñëpp ci commune Ndande lañ bokk donc li ñu leen di invité mooy à ce que ngeen constituer ay équipes yu forte ngeen ñëw participer pour nawetaanu Ndande ñëw di dem ak a ñëw ca loolu lañ leen di lancer ca yaakaar naa ne aussi di ngeen ñëw participer donc ñu ngi leen di xaar comme ni ko yeneen équipe yëpp di defee wasalaam merci. ki Gatirat asalaamaaleykum monsieur Mamadou Gueye Raye le futur maire de la commune de Ndande ñaa ngi lay nuyu bu baax a baax di la wax soyez la bienvenue ici à Gatirat di la wax ni sa mobilisation bi nga xam ni def nga ko ak sa délégation bi vraiment rafet nañ ko bu baax a baax a baax tey nag dañuy wax si turu jeunesse de Gatirat mais si turu président monsieur Modé Abib Diouf le président de l'association des jeunes engagés pour le développement de Gatirat di wax aussi si turu le délégué général le vice-président le trésorier général monsieur Pamguer vraiment moom it muy def liggéey bu am solo si jeunesse Gatirat bon monsieur Modou Gueye gis nañ ni vraiment depuis ba ñu démarré ba léegi yaa ngi bàyyi xel si nawetaan yi et yaakaar naa ni dañu commencé woon si fair play et terminé nañ si fair play di remercier tous les 5 équipes yi nga xam ne ñoom ñoo participé woon mu nekk ASC Ndiaye Thioro ASC Ndiaye Bummi ASC Klando ASC Magitay et ASC Jambar de Gatirat vraiment amuñu seen fay ndax dañuy wax rek l'essentiel c'est de participer puisque l'essentiel de se participer et essayer nañ ñoom ñëpp nu ñëw vraiment dañuy kontaan bu baax a baax si yéen di la wax ni Mamadou Gueye Raye trophée bii nga xam ne moom ngay indi tey Gatirat vraiment joueurs yi football nañ lu ko mérité ñaari équipe yi football nañ lu ko mérité ay équipe lañ yoo xam ne vraiment fair play rek la ñu doxee donc ñu ngi leen di remercier waa équipe yëpp Modou Ndiaye bi nga xam ne moo nekkan capitaine fee ñu ngi koy remercier ak Moussa Diop coach fee vraiment liggéey bi am na solo bu baax a baax tey jii nag président mouvement Benno Suxali Suñu Gox ñëw fii nga xam ne moo di Gatirat indil ñu teranga ji toll si 2 jeux de maillot ak coupe ak ballon dégager benn enveloppe bu am solo wax ni ki nga xam ne moom moo jël final dama koy jox 50 000 ak li nga xam ne mooy peeru maillot ki nga xam ni moom lañ góor dinaa ko jox 40 000 ak peeru maillot jox organisation 35 000 ak ay ballon vraiment ak coupe bu rafet bi yaakaar naa c'est la première fois ici à Gatirat donc ña ngi salué bu baax a baax initiative bu rafet bi di wax nit am na projet yu bëree bëri yu nekk si suñu kanam discuter nañ fi une fois donc day ñëw rek pour rappeler waat li nga xam ne moo nekk solo bis bi ndax bu ñu waxee nawetaan c'est la jeunesse te jeunesse tey bi dafa am lu bëree loo xam ne war nañ ko ak ñoom te puisque yéen a demandé candidat pour ñu fal leen au niveau du mairie dañ leen koy yeggee ba nga xam ne incha allah man gëm naa ni le 23 janvier 2022 di nga nekk le maire de la commune de Ndande avec 95% des voix donc vraiment pour cela moom t'inquiète pas incha allah di la wax ni jeunesse bi bëgg nañ lu bëree bëri jeunesse bi bëgg nañ liggéey jeunesse bi bëgg nañ formation professionnelle jeunesse bi bëgg nañ nekk si grande instance yi di bokk si instance yi nga xam ne fa leen di décider di wax seen i soxla te ñun ñii mérito nañ ko les 46 villages de la commune de Ndande mérito nañ loolu le village de Gatirat mérito na loolu tey jii y a des jeunes engagés dans tous les domaines buñ cité monsieur Modé Abib Diouf ku ko xam ko si engagement monsieur Pamguer ku ko xam ko si engagement te ñoom ñëpp ay cadres ils sont des cadres ici à Gatirat ñoom
bu la promettre ni la fii yaa fiy gagné loolu moom maa la ko incha allah parce que ay cadre rek la ñuy àndal donc vraiment cadre kontaan rek en même temps magi dëkk bi ña ngi yóbbante si yow nii gis nañ si sa taxawaay bi nga xam ne yaa ngi koy def depuis bi nga xamante ba yow ba léegi ñaa ngi lay ñaan en même temps li nga xam ni mooy jumaa ji ña ngi si bay seen waan nga jàppale ñu si ay karo et tout ça dina am solo bu baax a baax en même temps ak projet yi nga xam ni dem na de Ndiaye Thioro ak Gatirat Abrahama bëgg nañ ko bu baax a baax leneen vraiment te yow yaa ma ëpp programme sa programme doy nañu sëkk man mii gis naa sa programme man mii dégg naa sa programme te yaakaar naa ni rek nit da ngay ànd ak ki nga am dafa am vision te sa vision jéggi na la commune de Ndande commencement la mais xam naa ni bu baax a baax sa vision jéggi na fi dama ni yéen waa Gati pare leen pour ñu dem élection pare leen pour ànd ak seen doom monsieur Moulé Habib Diouf pare leen pour ànd ak seen doom monsieur Pamker parce que ñoom ñooy defar dëkk bi bu ñu waxee dëkk rek ñoom ñooy defar dëkk bi ñi si des ñëpp ay wax la ñuy indi mais defaluñ dara donc vraiment ñu ngi kontaan bu baax a baax mu Ndiaye après di nga jël kaddu gi wax li nga xam ni moom nga bëgg et kontaan nañ bu baax a baax li ñu bëgg a wax ëpp na lii ah mais puisque temps bi permettre ko toog si ginnaaw gone yi lim yor mu bokkoo ak ñoom ñëw teg ko ni leen ñëw ñu fo doon benn kon lii yaakaar naa ñun doomi Gatirat war nañ see kontaan suñu xol war na see sedd kon kii ñun safaru kalandoo yi li ñuy wax ragaluñ si te ñoo ngi si tay ba suba te duñ si mus di rikkale xanaa nga dem bañu fi xanaa yow nga dem bañu fi mais ñun liñ la wax duñ si mus a jóg muy diggante Ndiaye Thioro ak Gati intérêt nañu defaral ñu yoon wi boo ko defaree fii yaa ko moom safaru kalandoo yi moom foo wootee gasoil bu gërëw dañ koy foo sama ñëw ñoo ngi sa ginnaaw wala demal wuti ngir defar dëkk bi kooku yaakaar naa dina ko def ndax lii muy def jëlewu ko fenn furul ci poosam bii fi la koy jëlee du ministre moo ko koy jox du député moo ko koy jox du président de la république moo ko koy jox ñu def attention bu baax a baax nag ndax jamono ji ñu toll am na ci ñoo nga xamante ni ca Ndakaaru la ñuy dem rooti xaalis bu dul jeex ñëw fii di leen ko xuy wala di leen ko naxe ku leen jox xaalis lekk leen waaye nañu xool ñi nga xam ne ñoom ñoo am vision ñu ànd ak ñoom te président Mamadou ci loolu ci lay dox lépp lu ñu am danañ ko bokk ak yéen incha allahu rabbi li ngeen ko wax dégg na ko te xam naa ne bàyyi na ko xel dina ci andi ay tontu comme ni mu koy faral di waxa rek du diggee waaye daañu ànd wuti bu ñu amee tamit ñu àndaat wuti ba gox bu ci nekk li nga soxla ñu mën la koo jox kon le président Mamadou ñi ngi lay jox kàddu gi ndax guddi na. mbokki dëkk bi yëpp ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy gërëm suñuy waajur gërëm ñëpp képp ku ñu àndal dañuy am contentement bu mag ñëwaat fii ci Gatirat ndax dëkk bi kat duñu fi gan miin nan ko lool ndax ñin ko séqal ay gor lan ay nawle lañu ba ma xamanteeg ñoom ba léegi lu baax lan may digal lu baax lan may conseiller ci lu baax lan may woo te lu baax ku ma ci woo ma wuyu la yaakaar naa ni li ñu gis fii tey dal na xel wane na ni gaa ñin ko seqal ci li nu jëm dox nañ leen 3 appuis ba pare dañuy xaar bis ba ñëw ñu jox leen 5 appuis mu leer naññi damay remercier nag délégation bi ma àndal ndax lim nañ leen sànq ba léegi waaye dinaa ci tànnaat ay bopp rek mu yóbbaale ñëpp di nuyu suñu doyen Malick Ngom mi nga xamante ni si wax dëgg yàlla lépp lu ñuy def mi ngi ñu ciy teete di ñu orienté
di ñu teg ci yoon te yoon wu ñu teg yoon wu baax la ndax ndam lañ ciy am di gërëm Mouhamad Ndiaye ñu gën ko xam ci Manaak ñëpp xam ko ci bëgg ndandam ci taxawaayam ci ak lépp la nga xamante ne si day développé commune bi di sant bu baax a baax Modou Gaye di ñu gën koo xam ci Mamadou Gaye ci accompagnement bi ak Malick Gassama mi nga xamante ni si moo dëkk Ndiaye bu mi taxawaayam rafet na donc le président Kalando yi ñi ngi lay nuyu di nuyu nag Modou Habib Diouf jàmbaari gëtirat bi jàmbaari gox bi nit ki nga xamante ni si dëgg rek moo ko ñor développement gëti rek moo ko ñor développement fi mu dëkk maanaam dafa gëm boppam looloo tax mu neex ma parce que nit amul lu dul dëkkam nit na fonk dëkkam gëtirat Pëleen Njaay bu mi Njaay Coro na doon seen pari bu leen ko fenn gënal bu leen ko Ndand gënal bu leen ko Kébémer gënal bu leen ko Louga gënal na leen ko gënal gëm leen seen bopp bu ngeen gëmee seen bopp ma ñëw gëm leen seen bopp li ngeen bëgg di ngeen ko am bu leen kenn nax nag ndax fi mu toll nii ku ne di ngeen ko gis ku ne dina ñëw naa leen defal lii naa leen defal laa politique boobu dafa doy li am mooy ñëw leen ñu ànd liggéey ngeen tànn ñi ngeen wóolu ñu ànd ak ñoom ba lépp lu ñuy xeexi ñu ànd ko xeex lépp lu war a ñëw ñoom ñu indil leen ko ngeen jël ko ñun loolu la ñu gëm Kalando yi nag déglu naa seen doléance muy lu ma ñor ma nit ndax xam na ni ci réew la ne muy Sénégal mu am ay programme yu bari yu président de la République di déroulé programme yooyu nag ñun ñëpp a ko moom incha allah ñun lépp luñ ci man pour programme yooyu dugg ci commune bi ban am fi ay piste rurale dinañ ko def ndaxte tey bi ni ñëw xaw nañoo sonn ci yoon wi tey jii li ngeen dégg ñu koy wooye PUDC moom mooy defar piste yooyu programme la ba nga xamante ne si état bi da koo teg pour toutes les communes ñun bu nu jotee ci commune Ndand dinañ xeex suñ kéemtalaay kattan ba programme boobu Ndand am ci su ko defee kenn dootul ngiro ci yoon wi kon nag doléance boobu dinañ ko ñammaasaat suñu programme ndax mi ngi ci woon mais dinañ ko renforcer ndax li ngeen ko wax ndax tey jii boo nee Ndand da nga naan Pëleen ni Gëtirat ni Palmeew ak yeneen dëkk yi ndax ñooy dëkk yu mag yi kon dëkk yooyu dañ leen a war a fonk amul dëkk bu nu fonkul nag muy dëkk bu am ñaari nit sax fonk nan la waaye nag dëkk boo gis ak démarche boo gis day am ay priorité da ngay xool priorité fa mu nekk nga njëkkee foofu te ñun ci loolu la ñuy dox kon nag ñi ngi leen di sant bu baax Massamba dégg nañ aussi yóbbante suñu papa yi suñu ndijaay yi suñu maam yi ak suñu bàjjan yi ci seen jumaa ji kooku moom suñu engagement personnel la duñ ko wekk sax ci falu bu soobee yàlla jumaa jooju li ngeen cay laaj lépp luñ ci man ñun dinañ ko ca def te yàlla tax ndax loolu néegu suñu borom la lu fa waaye def sa bopp nga ko defal moo tax ñun luñ man dinañ ko ca def bu soobee yàlla. léegi bu la neexee mën nga cee fubal mooy original lañ leen jox parce que nag dañ leen a fonk dañ leen a bëgg dañ leen a teg fu kawe bu ngeen góorgóorloo jàppale ñu ba ñu jël mairie Ndande bi li ma wax fii laa koy jël engagement bi waxuma nawetaan yi ñuy teg Ndande muy coupe maire man Ndande ça fait 4 ans man maay teg coupe zonale bi mais dinaa teg fii ci zone bii coupe nawetaan comme niñ koy tegee Ndande digne de ce nom waaye nag président de la zone Ibrahima Mbaye ma koy remercier au passage ndax dafa bàyyi itam yëpp accompagnement daf leen a wax lu am solo li ma fi gis tey football la ay joueurs laa fi gis. Bal ñoom Abdou Diop ñoom Lamp Kane ñoom Pape Sène ñoom Fat Sène ak ku lim di nga juum waaye ñooñu ma lim nañ yóbbaale ñëpp sant naa leen gërëm naa leen ndax gis naa seen taxawaay parce que li ma bëggoon mooy bala may ñëw gëti damay jaar Pëleen
waaye nag nit day dogal day teg rek yàlla mooy dogal yàlla dafa def ci guddi koñ bi ñu dëkk dafa am mag mu fa wàññiku donc ñu newoon ci rob bi yaakaar naa dégg ngeen ko ndax Pëleen tey ji normalement waroon na am final donc décès boobu tey moo xaw a yàq suñu programme moo tax ñu guddee moo tax jaaruñu foofu waaye li ma wax mooy Pëleen man duma ko cof Pëleen dama koy jël ba tax na li ñu mérito laa leen defal dinaa fexe ba ñoom ñu waxtaan ñu organiser fa lu rëy waa Pëleen gépp génn ñu ñëw ñu xam ne Mamadou Gueye ñëw na nuyu na leen te ñun loolu moo ñu gënal parce que liñ ma ji ñoom man xam naa ko yàlla sàmm yàlla na leen yàlla defal xéewal yàlla na leen yàlla defal jàmm ba nu egg ci élection ya fi may mujjee nag mooy ñun dañoo am mbër mi ngi tudd Mamadou Gueye ñu fal ko mu war a jiite la grande coalition wàllu Sénégal te ku wax wàllu Sénégal xam ni Ablaye Wade ku ne xam na lu mu liggéey ci réew mi te ñëpp xam na ni lu mu laal yàlla def ci barke kon moom yàlla nañu teg loxo ba li ñuy wut ñu am ko ndax dëkk bii kat ki ko yor ci ay loxoy Ablaye Wade la jaar bam ci jotee bam la bëgg la def la ko neex kooku moom la engagé waaye ñun ñi ngi fi tey ñi ngi fi ëllëg pour jëliwaat li ñu moom téewaat ko suñu loxo pour doxal dëkk bi nag ndax jàpp naa ni boo yoree dëkk 7 ans te musoo indi projet buy wane ni lii yow yaa ko démarché def ko ci dëkkaan yi wax dëgg yàlla loolu tey na xel ku tele nag da ngay bàyyi ku tele da ngay bàyyi juróom-ñaari at dafa doy sëkk nañu xajal xale yi ñu ñëw liggéey parce que xale yee ko yor ñun ay jeunes lañ dañoo dynamique ñun dundewuñu politique dañuy dundal politique de développement ay homme de développement lañu suñu poos la ñuy jëlee suñuy cotisation la ñuy def di jàppale xale yi di jàppale jigéen ñi di jàppale mag ñi di jàppale ñëpp duñu tàngam lu dara juróomi at ñi ngi ci terrain bi duñu tàngam lu dëj duñu tàngam lu ngénte duñu tàngam lu ku nu yëgal yëg nañ ko lu nu yëgul nag xëy na yëguñu ko waaye lu nu yëg war caa taxaw nañ ca war a taxawee kon nag ñu ngi leen di ñaan ngeen ñaanal ñu bu baax a baax te jàppale ñu xam ni le combat continue et ensemble nous allons vaincre pour construire notre commune je vous remercie jërë ngeen jëf